jërë ngeen jëf mbokki internet sans limite ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen chaîne préférée di am mbégte rek saa su nekk di jàkkaarloog yéen ci seen i plateforme digitale sans limite tey nag ñu amaan mbégte daal di toog ak ki nga xamante ne moom moo di monsieur Babacar Touré nekk nag ab taskati xibaar fas yéene nag amal ak moom ab waxtaan bu ñeel ak wàllu actualité fi ci réewum Sénégal comme ni ñu ko defee woon rek ay fan yu ñu weesu monsieur Babacar Touré ñu ngi lay jaajëfal déjà ci disponibilité bi di la bàyyi nga ñëwoon teg internet yi lay sant ci sans limite. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk internet yu sans limite ak ñeneen ñu bokkul sax sans limite ñoo xam ne mën nañu jël vidéo bi maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen. jërëjëf monsieur Touré mu mel ni rek wax naa ko ci njalbeen bi sànq lépp lu ñeel wàllu waxtaan wi rek ci actualité lay dugg ñu gis ne nag actualité bi nga xamante ne moom moo gën a fës jamono ji moom moo di sorti ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr bu ñu ne Adji Sarr nag suñu xel day dem ci masseuse bi nga xamante ne moom moo jiiñ ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ne daf ko sàkku ni ki mercredi nag mu génn daal di def ab déclaration jàkkaarloog askanu Sénégal daal di joxe version wam des faits ce qui est tout à fait normal parce que d'aucuns considèrent que ni tout le monde a droit à la parole ñu bëggoon a ñëw ci déclaration bi en quelque sorte naka nga jàngatee génn bi nga xamante ne nii moom la génn benn ñaar itam ndax mën nañoo def tamit benn analyse psychologique bu ndaw par rapport ak ay kàddoom ay gestam ak attitude yi nga xamante ne moom la Adji Sarr daal di am ci interview boobu. waaw gannaaw bi ñu nuyee suñu mbokk internet yi ñu seetaan nuyu askanu Sénégal génn Adji Raby Sarr bañu na wax sax moo ko gën parce que loolu la tubaab di wax si la parole est d'argent le silence est d'or ndaxte wolof dafa ne ku wax feeñ ku wax rek da ngay feeñ te ku feeñ nga mën a exposer li nga xam ne mooy say lacune mooy say erreur mooy incohérence yi nga xam ne ñun depuis le début ñu ngi leen ko doon wax loolu moo am ci dossier bi tax na ci njalbeen newoon naa leen waxu viol amu fi enquêteurs yi seetuñu ndax Adji Sarr violé nañ ko wala déet enquêteurs yi li ñu soxla woon mooy indi Ousmane Sonko mu ñu déglu ko laaj ko lan moo xewoon foofu parce que bu ngeen di fàttaliku ne woon naa leen ne leen amul vidéo bu won Ousmane Sonko muy dugg ak génn foofu en dehors de Adji Raby Sarr Ibrahima Coulibaly muy jëkkëru Ndeye Khady ak Ndeye Khady ñoom ñoo ne dëgg la Ousmane Sonko daf fi ñëw mais keneen waxu ko donc du coup pour ñu mën a confirmer loolu dafay jafe loolu moo tax nag bi Ousmane Sonko génnee ne leen dëgg la demoon naa fa tax na ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bu taxawoon bëgg a jouer ñoom seen rôle mënu na ne masuma fa dem ce sera la parole des uns contre la parole de l'autre waxoon naa leen parce que benn téléphonie mënul réquisition yu ñu def ci téléphonie wonewul ni Ousmane Sonko mu ngi fa mais Ousmane a pris les devants mu ni leen demoon naa fa donc mu indi jiixi jaaxa yu bare parce que bu newoon ne demuma fa kon ñu ci bare sax ñoo xam ne seen jiixi jaaxa ñëw na seen bopp dañ naan noonu yi waxu tàppale la ñu dem parce que loolu moo bon ci ku dul wax dëgg bés boo waxee sax li nga xam ne mooy dëgg kenn du la déglu parce que dañ naan fenkat la ça c'est le danger dans lequel Adji Raby Sarr est tombé muy étiquette boo xam ne collé woon na ko bu yàgg parce que expliqué naa leen ni leen balaa ñoo yegg si fii nga xam ne mooy déclaration bu mujj bi Adji Raby képp ku ko xam képp ku mës a waxtaan ak moom dañu jàpp ni mythomane la dafay inventé rek Adji Raby balaa mu ñu yegg si muy accuser Ousmane Sonko ñuy yegg si plan bi dafa nekkoon fi Liberté 6 d'abord dama am buzz parce que léegi ki may maasi Ousmane Sonko la tudd ba si yàgg bi damay génn ak Ousmane Sonko ñi naan kii waxu dof lay wax après dama ëmb Ousmane Sonko moo ma ëmbal bi muy annoncé ëmb bi ak Ousmane Sonko ëmb bi ay mois de novembre la ñu nekkoon novembre tey ñu ngi mois de mars donc ëmb bi war na am 4-5 mois novembre ba mars war na am 4-5 mois ëmb lii wolof di naan doxatu gëlëm la ci kaw rek la jëm kenn du dëgg ko delloo ginnaaw kon xalaat nañ ni peut-être fi ba mois de juillet août ñoom Pape Kouly dinañu ngénte seen cousin amaana mais leneen li ma bëgg a wax mooy Adji Raby ñun journalistes yi nga xam ne amoon nañu opportunité jot ci procès verbaux yi amoon nañu opportunité xam li nekk ci biir amoon nañu opportunité dem ci terrain d'enquête bi entendre kenn ku ne ñun waxoon nañ leen ni nii ak nii ak nii la demee après yéen déggoo leen version Adji lu dul une fois keroog bi mu demee tase ak le juge Mamadou Seck ñu génne procès verbal ñu génne leen information fuité leen ko ci dans la presse naan leen
li mu wax ak moo garaaw Ousmane Sonko def na ko lii def na ko lii def na ko lii après nit ñi ba léegi ci kumpa lañ nekk parce que mësuñu gis Adji Sarr jaakaarloo ak askan wi d'ailleurs nekkoon na ci doléance wu nit ñi ñu ne mësuñu gis koo xam ne da ngay porter plainte ba pare daw làqu donc xam naa ni ñi ko wër mooy ñoom Bour Sine nee nañu dañu corriger tir boobu moo tax ñu ne Adji Sarr génnal nga ñëw jaakaarloo ak askanu Sénégal mais loolu c'est une erreur extraordinaire parce que gis nga malgré tout pratiquement 2 mois de préparation ñu koy répété loolu lan la war a wax ak lu mu war a wax malgré ñu takkal ko ay écouteurs di ko souffler question yi nu mu war a tontu malgré ñu defal ko dictée préparé jox ko ne ko li ngay lire Adji Raby Sarr est passé à côté parce que la base de tout ça lan la dafa ne dañ ma violé dafa ne dañ ko braqué menace de mort plainte bi loolu la moo indi li yëpp viol multiple et menace de mort ñu ne violé na ma 4 fois barki démb bi ñu dégloo Adji Sarr waxu viol bi sànni na ko fële ci àll bi parce que nee na waxatul 4 fois ay yoonu yoon la mu ne mënul ko sax compter ne wax na sax ba léegi dañuy tëdd ba ci biir jacuzzi dañ ciy tëdd mook xaritam ñoo rootoon ndox ci pour feesal jacuzzi bi après Ousmane Sonko ñëw na tëdd fa ak moom donc gis nañ ni bu ñu basé wu ci waxam day nekkatul viol parce que viol mooy forcé la def loola loo bëggut a def mais lii moom bëgg na ko ba def na ko plusieurs fois. Deuxième chose Maître El Hadji Diouf taxaw na waatal nu ni pistolet la waa ji génne braqué aji mu ne ko nañ tëdd wala ma rey la Adji Raby Sarr nee na leen barki démb kenn mësuma braqué pistolet dafa génne rek pistolet teg leen fële donc y a pas de menace directe contre sa personne donc la menace de mort tombe le viol tombe il reste quoi il reste rien loolu moom laa leen waxoon di si njalbeen ne leen ñoom l'objectif nekkul pour ñu jàppalu Ousmane Sonko parce que dafa violé parce que ñoom gëm nañ ni Adji Raby Sarr sequl dara ak Ousmane Sonko mais pour wane ne Ousmane Sonko dafay fréquenter genre endroit bu bon bi loolu moo doon seen objectif wax ne Ousmane Sonko day woote ibaadu du nuy jigéen mais day dem ay jigéen maase ko loolu mooy wax ji parce que projet boobu depuis 2018 lañ ko gars yi amoon Ousmane Sonko da doon fréquenter benn salon de massage bu nekk Mermoz dañ ko doon defal massage foofu ñoom ñu yëg ko bi ñu ko yëgee ñu préparé ak ay jeunes cadres yu APR ñu waroon a dox mission boobu demander ay moyens mais ñun ñu laaj pour ñu dimbali leen ñooñu dañoo bañ. information boobu ay nit jot nañ ko ñu informé ki nga xam ne mooy rakku Ousmane Sonko bu nekk Paris man sama bopp jox nañ ma information boobu depuis 2018 moo 2018 2019 muy moom muy Atepa muy ñeneen ñoo xam ne kii nañ la wax naa leen ñu ngi gars yi ñu ngi préparé ay complot yoo xam ne wàllu mœurs la muytu leen ko parce que conséquences yi kenn xamul fu muy mujj léegi Adji Sarr taxaw na fi mu taxaw nee na leen yi accusation yi mu def yëpp am na mais dégg ngeen barki démb explosé lu na toutes les accusations donc il reste quoi finalement ma indil la benn détail Adji Sarr newoon na leen bi ma violé ba pare ci ëllëg si dem naa suñu dëkk muy Maya bi ma tëddee ba pare dama kii ma dem suñu dëkk dégg ngeen maamu Adji Sarr mu ne leen gisul Adji Sarr depuis 2 ans depuis ñaari at tegul bët Adji Sarr léegi kan mooy fen moom wala maamam muy première chose Adji Sarr wax na leen waatal na leen lu ne mais mosu leen wax ni aw ma doom de dafa ne ay bàjjen kooku nee na mooy suma bàjjen du dëkk loolu wax waxul amul doom Adji Raby Sarr waxu acte de naissance yi ñu wax acte de naissance 2 cartes d'identité yi ñuy wax bon gis naa ni démb bu muy wax na madame comment elle s'appelle soxna si madame Tall mais nangul xuus si yenn affaires yi donc en parlant en s'exposant en venant devant les caméras Adji Raby Sarr dafa confirmer ñun lépp li nga xam ne waxoon nañ leen ko de depuis si njalbeen ne leen lii affaire théâtre jamonoy tey la mais jamonoy tey bi sax mënu nañu ko seetaan nekk ci di ci reetaan comme ni ko Maître El Hadji Diouf bëggee parce que Maître El Hadji Diouf dégg nga ko barki de moom mu toog naan dañoo ñëw xamp su yàpp yi yeeg xamp ginaar yeeg xamp carottes yi ñorut mu mel ni kuy théâtre quoi alors que ñun dañu am lu ñu metti fukk ak ñeenti bakkan des nañu ci yëf yi nit ñu bare gaañu nañu lu bare yàqu na ubbi buntu fitna boo xam ne kenn mënu koo tëj nit ñu nekk ci lu sérieux loolu ñoom ñu nekk ci ay théâtre loolu mooy li ñu leen doon wax dès le début ne leen lii ay caaxaan la waxu naka sa kandang la waxu yàq der la ñu bëri gëmuñu ko woon wala ñu bëri nañ na ñuy xaar firnde wala ñuy xaar Adji Sarr wax léegi Adji Sarr wax na léegi man li ma xam ci dossier bi boo ci xamulee 100% mais 60% yi xam nga ko Ousmane Sonko wax na avocat yi wax nañu Adji Sarr wax na journaliste yi wax nañu léegi ce qui veut dire sénégalais yëpp a comprendre ni lii waxu caaxaan mais naka la ñu war a mën a def pour ñu arrêter lii nit ñi ñu dem liggéey nit ñi ñu nekk ci jàmm muy ñoom seen côté que muy côté Ousmane Sonko parce que dégg naa moom it muy wax ay deuxième vague dina ñëw deuxième vague de lan deuxième vague de rayante ak xeex ñun dañu sonn ci loolu ñu dañu bëgg a xëy uti lu ñu for jox ko suñu njabootu ñu dund moo ñu gënal ay xeex ak i jàppante. tënk nga li nga xamante ne moom moo ñeel dossier bi en général
kaaw ki nga xamante ne moom Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr mais justement ñu dugg ci tuuti déclaration bi nga xamante ne moom la Adji Sarr def ak révélation yi nga xamante ne moom la ci jot a def déjà wax nga ko sànq moom ci jëm boppam moo ni waxatul waxi viol mais na Ousmane Sonko génn daal di teg loxo ci kaamil waat ne mosuñoo sekk dara ñoom ñaar est-ce que loolu c'est pas une stratégie boo xamante ne nii dafay pousser Ousmane Sonko mu avouer que ni y a peut-être eu benn idylle entre eux deux mais pas de viol. moom laa la wax depuis si njëlbeen nee na la wax ni Ousmane Sonko l'objectif c'était de dire que Ousmane Sonko day woote ibaadu mais day dem ay endroits yu lugubre ay xale jigéen dañ koy maase. loolu mooy objectif bi atteindre nañu seen objectif léegi nag est-ce que Adji Sarr am na lu mu sekk ak Ousmane Sonko Adji Sarr si boppam moo leen ne woon ñeenti yoon la moo dellu si mu ne léegi lu bari la déjà boo nekkee enquêteur bu fekkee nit ki lu mu la wax tey suba mu wax la ren yow automatiquement dossier boobu da nga koy classé sans suite mais bu ñu nekk ci enquêteur ñu nekk ci simple truc Adji Raby Sarr bu fekkee ne dafay farantoog Ousmane Sonko donc li nga xam ne tëdd ngeen plusieurs fois nit koo xam ne seqaloo ak moom ay faranto donc ngeen ko def donc bu ñu xalaatee ne Ousmane Sonko faranto na ak Adji Sarr xalaat nañ ni Ousmane Sonko dayoo bu mu toll ak kër googu bindu bu mu bindu nga xam ne dara mënu faa am lu dul affaire u sàcc vite fait parce que mënu fa nekk buntu salon boobu du tëju kër googu njabootaa nga fa jëkkëru Ndeye Khady ibaadu la wax ne moog Ousmane Sonko bu ñuy waxtaan waxu yàlla la ñuy waxu yónente léeg-léeg ñu naan ko dama lay may jàllaaba parce que waa ji c'est un barbu Adja comment il s'appelle Ndeye Khady moom ndaw moomu nee na leen depuis 2008 laa dem Màkka ci koo xam ne 30 et quelques années bu ci génnee 2008 ça veut dire que ay 20 et quelques années la dem Màkka muy dund loolu ñooñu naka la ñu mën a accepter Ousmane Sonko ak lu muy woote ak lu muy représenté muy ñëw di fa tëdd ak jigéen ci seen kër ñu koy seetaan duñu wax dara loolu muy benn problème mais l'objectif mooy lan lu tax mu naan ko kaay nga waat ne maa tëdd ak yow wala tëddeewu ma ak yow lu koy banaliser la lu koy invité pour mu jël Adji Raby Sarr comme son pied comme son égal Ousmane Sonko nee na la man waxuma waxu Adji Sarr Macky Sall laay waxal mooy sama alter ego mais dañu bëgg a changer alter ego boobu changer adversaire boobu Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñoom la ñu bëgg a teg léegi ci benn kii bu ko tontoo rek dafay daanu dans le piège dafay mel ni Adji Sarr lay xulal gis nga Olof Njaay dafa naan naar bu ndaw bi lu mu wax ci xayma ba la ko déggee naar bu ndaw lu mu ñëw wax ci xayma ba la ko déggee te kan moo ci nekk ci xayma ba mooy baay ba doo ko tontu baay ba ngay tontu mooy stratégie bi nga xam nit ku responsable noonu lay def Adji Raby Ousmane Sonko gëm naa ni du ko tontu gis naa tey Ndeye Khady moom tontu na parce que moom tontom bi sax lenn la nee na daf ko tuumaal ne moom moo ko ne demal nga yàq ëmb léegi nag moom wax jooju moo tax mu ne ko bàyyi na ko yàlla dina la atte mais foofu daf may intéressé benn point Adji Raby new na violé nañ ko nee na dafa ëmb te wax naa la ni ci njëlbéen depuis mois de novembre waxu ëmb bi mu ngi koy wax Ousmane Sonko moo ko ëmbal nee na tantam sax Ousmane Sonko au début dafa bañ tantam def na ànd ak moom délégation dem seeti ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko léegi Ousmane Sonko nangu na tantam dégg ngeen ko keroog madame Tall di ko wax bi ñu ko laajee mu ne musul dégg loolu musul xam loolu Adji Raby Sarr démb bi muy wax barki démb bi ñu ko ne est-ce que da ngaa ëmb daf la ne non loolu du ma ci wax suma vie privée la wax na leen ko 2 fois lan moo gën a privé tëdd bi nga tëdd ak nit parce que ëmb nga wala ëmb c'est la conséquence de tëdd bi mais nangu na ni tëdd na di wax ay wax yu salté def na ma lii ah ba ñu ne ko est-ce que da nga ëmb mu ne sama vie privée la parce que la réalité mooy Adji Raby Sarr bu ëmbee nañ ko laaj maître El Hadj Diouf ak waa kër El Hadj Diouf peut-être ñoom ñoo xam kan ma ko ëmbal wala ñoom ñoo ko ëmbal je pèse bien mes mots bu ëmbee ñoom ñoo ko ëmbal Adji Raby Sarr bi mu demee gendarmerie avant mu dem gendarmerie bi mu waxee Ndeye Khady ne ko damaa ëmb Ndeye Khady mu ne ko kan la mu ne ko non dinaa la ko wax après parce que problème la keroog bi mu génnee kër Ndeye Khady ci lundi boobu le 2 la woo Ndeye Khady mu ne ko maa ngi delloo parce que dañ ma woo à cause de suma biir bi ak yooyu mu ne ko Ndeye Khady ne ko mais yow waxu ëmb bi mu ne ko waxu ëmb boobu ma la doon wax la mu ne ko léegi indil ma anti test bi xam nga lu mu def carton bi ñuy def test de grossesse carton boobu la bàyyil jëkkëru Ndeye Khady ne ko bu Ndeye Khady ñëwee nga jox ko ne tër dem yoonam bi Ndeye Khady ñëw jëkkëram bi mu ko ubbilee carton vide la mu woo ko téléphone mu ne noo test bi yaayam tantam moo yor test bi moo ko gardé kenn mësul gis test ba tey bi mu demee gendarmerie commandant devant le capitaine Touré bi ñu waxee waxu ëmb bi nee na moom mësuta ëmbul mësuta ëmb donc Adji Raby Sarr bu ëmbee à partir du 5 février lay ëmb te ñu ko ëmbal nag nañ laaj Sidi Ahmed nañu laaj maître El Hadj Diouf ak ñi nga xam ne góor ñi ko wër góor ñi ko séquestré ñoom ñoo ñu war a wax kan moo ko ëmbal muy
loolu moo tax puisque xam na ni loolu ay fen la woon fen la boo xam ne du dafa il faut mu prouver quoi parce que ku ëmb tey xanaa nga am peut-être mu nekk grossesse su éléphant mais bu dee grossesse nit la dans 9 mois dafay am doom donc comme xam na ni fu mu nekk nii fen yi wër nañ ko moo tax mu tourné mu naan leen ne non lii vie privée la beneen ñëw ci buñ ko naree xëcc ci loo xam ne parce que gis naa gars yi nga xam ne ñoo ko wëroon parce que du ma leen wooye ay journaliste pour man dañu trahir journalisme ñu toogoon jàkkaarloog moom bu ñu ko bëggee ubbi seen gémmiñ ne ko aji na nga def météage non 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 pas ñoom ñu toog noonu couvrir loolu ma bëgg a attirer encore l'attention parce que loolu mooy mettre en danger ay journalistes parce que dégg naa tey l'association des professionnels de la presse en ligne ainsi de suite mu génn ne na dafay artu parce que dañu nar a menacer ñii de mort mais li mu war a def d'abord mooy ñii nga xam ne dañuy violer les règles les codes de base les règles de base du journalisme parce que ab journaliste bu ñu la wooyee foofu ñu la conférence de presse soit c'est une conférence de presse soit c'est une opération de marketing et de communication nga wax ko leerement muy public reportage mais doo ñu ne conférence Adji va faire une déclaration ñu ne ay journalistes toog nañu jàkkaarloog Adji Raby Sarr defal ñu ay montage yoo xam ne boo xoolee heure yi sax da ngay xam ne ñii dañuy taxaw en 3 séquences ba pare tàppale di fenn nit ñi naan leen ay direct la loolu muy manque de respect bu doy waar léegi nag quant à Adji Raby defe naa ni nit ñi jarul sax ñu ciy sonal seen bopp parce que prouvé na leen won na leen leneen nag ma wax leen ko muy exclusivité fii ci sans limite parce que waxaguma ko fenn li nit ñi di fàttee ci mbir mooy Me El Hadji Diouf lu tax muy dee ci jàppale Adji Raby Sarr mu jaral ko lu nekk parce que à la base derrière tout ce complot là il y a Mamour Diallo bu nekkoon directeur général bu cadastre Mamour Diallo bu ngeen kiy fàttaliku moo ko Tahirou Sarr Ousmane Sonko ñoom lu tuumaaloon affaire 94 milliards yi ba Macky Sall la dàq ko Mamour Diallo son avocat moo doon Me El Hadji Diouf Me El Hadji Diouf mooy avocat Mamour Diallo moo taxoon fu mu toll woon di saaga Ousmane Sonko di ko waxal lii di ko mu nekk noonoo ak Ousmane Sonko tey jii am na opportunité ci coup boo xam ne Mamour Diallo loxo mu ngi ci biir moo tax tey El Hadji Diouf taxaw ci taxawaay bi mais taxawaay bi ñu taxaw ñun lay menacé seen il menace la sécurité du Sénégal il menace la vie de tous les citoyens sénégalais donc jot na ñu waxaat encore ak ki nga xam ne mooy seen kilifa mooy ki nekk ca xayma ba mooy Macky Sall na wax ak Me El Hadji Diouf na leen artu parce que fu mu nekk nii ils sont en train de fragiliser même au-delà de la du régime de Macky Sall mais ils sont en train de fragiliser la démocratie et les socles même ñi nga xam ne ci le Sénégal tegu su ma la nee Me El Hadji Diouf yemuma ci loolu parce que maître Sow mi ñuy wax ni moom moo bind lettre bi mu di ko bañ mais Sow moom goro la ci Mamour Diallo encore ça revient à ñoom daa may dégg un groupe d'individus ñoo xam ne dañuy def ay délits parce que li ñuy def crime la sax du délit lu mat 94 milliards ñu tuumaal leen ci loolu mais yéen pour ngeen blanchir pour ngeen couvrir ki leen tuumaal ci loolu il faut ngeen fexe nu ngeen ko faagaagalee ba pare état bi nga xam ne Macky Sall la moo ko représenté ne lii opportunité la coup la boo xam ne dama koy jëlee moom bu boo ko ma régler contre Ousmane Sonko. yaakaar naa ni juste rek ñu dugal suñu dernière question am nga sànq sax foo ko waxee te mooy rôle journaliste yi ci affaire bi mu mel ni rek ñu ngi def liggéey bu am solo en tout cas pour ñenn ñi nga xamante ni nii ñu ngi ci sóobu mais malheureusement am na ñoo xamante ni dañoo jàpp ni parfois journaliste dañuy def traitement boo xamante ni dafa xaw a far am na sax ñu dem ba ni itam ñi nga xamante ne nii dañuy invité seeni télé ñi nga xam ne dañuy chargé Ousmane Sonko dañ leen di attaqué gis nañ fi ñoo xamante ne menacé nañ leen de mort de l'autre part aussi koo xamante ne nii invité nga kuy défendre Ousmane Sonko ñu ne yaa fi nekk tey jii vous êtes journaliste d'investigation man it ma nekk journaliste en puissance bu ñuy laayante biir tey jii nii qu'est-ce que ça vous fait situation bi nga xamante ne nii moom la ñu nekk di dund mais itam soo amoon message bi ngay lancé askanu Sénégal sur le travail bi nga xamante ne moom la taskati xibaar yi war a def ci traitement de l'information générale lan lay doon. su ma doon wax ci loolu ñaari discours laay am d'abord sama naataango journaliste yi nga xam ne dañu choisir seen camp parce que mun nañu ne. Se prononcer déjà c'est prendre un camp choisir son camp ñun choisir nañu man Kéwoulo en tout cas choisir naa sama camp mooy le camp de la vérité ànduma ak Ousmane Sonko ànduma ak Macky Sall ànduma ak keneen askanu Sénégal laa àndal parce que ba keroog may sangoo suuf kenn du ma ne 2 plus 2 égale 8 2 plus 2 ba may juddu ba léegi ba ma koy dëgg 2 plus 2 égale 4 kenn mënu ma gëm loo leneen asamaan si su ma tiimee ci kaw damay gis asamaan kenn mënu ma ne non asamaan ci suuf la nekk ma ànd ak yow parce que yaa ma neex du ma ko defal kenn donc loolu mooy sama choix mooy ci loolu mooy ci dëgg tey jii Sénégal
les prémices yi ma gisoon ca Côte d'Ivoire yooyu ñu ngi commencé am fii mooy lan 2 camps moo fi nekk wala 3 camps am na ñoo xam ne parce que lu ngeen ci xamul yéen ay gone ngeen yéen ay jeunes journalistes ngeen ça ne se passe pas à votre niveau beaucoup d'argent ont été dépensés xaalis bu bari jox nañ ko ay nit pour nu jàppale leen ci seen caaxaan bi parce que question de vie ou de mort la bu leen joxee alal am na ñoo xam ne jël nañ seen alal assumé nañu seen rôle jël nañu xaalis boobu xaalisu nger boobu jël nañu seen responsabilité dañuy assumer taxaw lépp luy dëgg ñu ne ñu du dëgg ñoom li ñu bëgg mu nekk dëgg mooy doon dëgg am ñoo xam ne nag encaissé nañu ñu ne tekk jàpp seen jàmbur am na ñoo xam ne nag kenn mënu leen dugal ci nger kenn mënu leen dugal ci kaay leen ngeen saaga diw ñu taxaw benn côté bi mooy sama classe gii léegi nag ñax bu lakk bu wow dana lakk bu tooy tax na tey bu gars yi di woote di saaga journaliste di menacer journaliste nañ ci boole sax koo xam ne yoonam nekku ci foofu laa yeggee deuxième point bi surtout balaa maa yegg foofu gis naa tey déclaration wu appel association des professionnels mooy sama xarit bi association bu muy nee na tey dañu saaga waa Dakar Actu dañu saaga waa Leeral Dakar Actu xaw ma lu ñu leen reproché Dakar Actu mësuma leen gis man ci parparloo boo xam ne damay ne lii duut naa ci baaram ñii ñu ngi indi fi fitna mais liggéey beneen boor bi nga xam ne Leeral mu ngi koy def mu def ko nee nañ am na yeneen organes yi ci ànd mais vidéo boobu ma gis man dafa nekk une insulte à mon intelligence mais aussi c'est une insulte à l'éthique et à la déontologie balaa kenn di leen wax askan wi leen artu man dama bëggoon ñoom ñi nga xam ne ñoo yor correct ñoo ci war a njëkk a jóg ñu wax si SYNPICS wax ci parce qu'ils sont en train de mettre en danger des citoyens ñoo xam ne ñu ngi exercer le métier de journaliste su ma waxee loolu ma ci pare ma fàttali leen ni man Babacar Touré ak Kéwoulo dañ doon def liggéeyu journalisme kase ma yónni samay équipe dépêché leen ñu dem fële muy Ourossogui dem tàllal micro waa Ourossogui ñu wax li nga xam ne moo leen naqari parce que seen maire dañ ko jiiñ juuj njaaj dañ ko jiiñ détournement dañ ko jiiñ muy jaay terrain yoo xam ne moomu ko ba pare mu jaay insolence rewande bu mat sëkk jaay ko waa Ourossogui di leen jël ay bandi fii comment on appelle mu di leen dugal ci oto ñu dem di tëkku nit ñi Ourossogui yi di leen dóor sama journaliste yi dem fa maître Moussa Bocar Thiam laay wax avocat bi moom ci boppam ànd ak ay voyous ñoo attaqué samay journaliste dóor leen damm seen caméra danaa ci porter plainte parce que booba léegi taluma ko woon danaa ko porter plainte ñu yàq samay caméra waa appel mësuma gis ñu génne benn déclaration di condamner loola Dakar Actu condamné na ko gis naa yeneen ak yeneen média ñu condamné ko voilà une agression physique réelle sur des journalistes mais appel mësu ko condamné donc muy benn affaire boo xam ne muy wane ni dañuy choisir seen camp ñan la ñuy àndal ak ñan la ñu dul àndal peut-être danañ ne affilié wu ma appel dëgg la affilié wu ma mais su ma gisee ni ñu doxalee bëggatuma sax affilié foofu ma ñëw ci beneen aspect bi wax sénégalais yi ne leen am na ku daan wax ni je ne suis pas d'accord avec toi mais je me battrai pour que tu continues à dire ce que tu dis ànduma ci li ngay wax bëgguma mënuma nangu li ngay wax mais dinaa xar sama tànku tubéy xeex ba ngay continuer di wax la ngay wax parce que lan la mooy la ma la waxoon ci njëlbeenu waxtaan bi ku wax feeñ Adji Raby Sarr bi ñu doon wax nit ñi kii dof la ñu doon wax nit ñi kii matul ñi doon wax nit ñi fenkat la dañu foog ne non kii dafay attaqué kii dafa contre Adji Raby Sarr wala yu mel noonu mais keroog bi Adji Raby Sarr waxee ñëpp taf nañ seen nopp ñi nga xam dañu choisir ni ñoom dañuy wayaan ñii dañuy sama mbayaan nañ leen bàyyi ñu sama mbayaan parce que sénégalais dofuñu quoi nit ñi dofuñu ñoo moom seen internet ñoo moom seen connexion ñoo moom seen fu leen neex ñu visiter ku leen wax dëgg ak ku leen di fen bu fekkee ne au début comprendre ñu bu ñu yàggee dinañ comprendre donc ma foog ni la meilleure sanction bu ñu leen def bu ñu leen saaga bu ñu leen menacé de mort bu ñu leen dóor meilleure sanction mooy ñu boycotter leen tout simplement ñu bàyyi leen ñu nekk seen coin di wax la ñuy wax ñoom ñu choisir ni su ma bëggee information bu impartial su ma bëggee information bu dëggu fii ak fii ak fii ak fii laa jëm man pour man loolu mooy sama xalaat loolu laay ñaan sénégalais yi. waxtaan wi am na solo ñu bàyyi la rek nga joxe say kàddu yu mujj ba beneen yoon rek. waaw jërëjëf kàddu mujj bi comme saa su ne rek li muy doon mooy ñaanal Sénégal jàmm
di ñaan suñu borom mu musul ñu ci waa kër ñàkk jàmm képp koo xam ne nag nar na jóg fexe ba indil ñu fitna yàlla nañu yàlla musal ci yow ak say pexe loolu daal laay ñaan suñu borom di sakku it waa Sénégal ñu continuer di julli kenn ku ne ci ki nga gëm muy catholique ba muy musulman ba wala muy leneen waa Bois Sacré sama mbokk yi maa ngi leen nuyu it ñoom it mën nañu dugg ñu ñaan Sénégal ndax jàmm am ndax bu jàmm amee la ñu mën a tal di dem ñu mën a def ay interview wala dem marché wala di protéger sa jabar wala policier bi di xëy commissariat ba di dem parce que li nit ñi comprendre ndeysaan bu fitna bi amee kenn mënutul déposer benn plainte pour mu dem inspecteurs yi amuñu temps enquête gendarme yi amuñu temps enquête boole ci kenn mënutul protéger dañu violer benn xale bu jigéen la ñu ne mais ak bu fitna dëgg-dëgg amee ñaata jigéen la ñuy violer parce que ba léegi ñu ngi dégg ay récits yu doy waar ay jigéen ñoo xam ne violé nañ leen fële ñii naan violé nañ leen fële coow li dina génn mais nag wax dëgg yàlla bu jàmm amee yooyu yëpp mën nañ koo éviter loolu laay ñaan yàlla mu lay sakku si sénégalais ñu di ñu ko ñaanal. monsieur Babacar Touré nekk journaliste d'investigation ci Kéwoulo di leen jaajëfal itam mbokk internet yi ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.